صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. ناقل الأغنياء إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون. ci cadre journée nationale de la protection de l'enfant bi nga xamante ni ñu ngi koy faral di organiser ci cadre CDPE, le comité départemental de la protection de l'enfant. tey nag ñu am tuuti loo xam ne soppi nañu ko ci journée bi parce que d'habitude dañ doon def ay forum. tey nag ñu nit dañuy organiser benn randonnée ànd ci nag ak l'ensemble des Serigne Daara ak ki nga xamante ni mooy président Serigne Daara Dame Loum ak ñoom Oustaz Kane daara partenaires yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk yëpp ñu ngi ànd ak ñoom pour célébrer cette journée ak xale yi nga xamante ni ñoo jógee ci daara yi. ak ñu nekk ci teewaay bi aussi président de la fédération Kajoor Jànkeen monsieur Khatri Diagne mu ngi nii taxaw ak ñi nga xamante ni ñooy chef de service yi nga xam ne ñoo ànd ak ñun. AEMO ay ASERT ANAFA CONAF ak yëpp acteur boo xamante ni mi ngi yëngu ci wàllu protection au niveau de Thiès. donc ñuy sant bu baax monsieur le préfet ci accueil bi nga xamante ni accueillir nañ ko waaye tamit di sant ñi nga xamante ni mooy les forces de l'ordre et de sécurité ñi nga xamante ni vraiment ñoom ñoonu jàppale ba nga xamante ni tey jii ñu kii bon journée bi nag amul thème. voilà tey moom li nga tax a jóg rek mooy conscientiser la communauté surtout la communauté pour que ñu gën a jox gëdd ñi nga xamante ni ñooy daara yi mais tamit ñi nga xamante ni ñooy taalibe yi. parce que ñun ñëpp gis nañ ni daara yi vraiment conditions yi ni nekk na conditions yu metti suñu ko comparé ak ñeneen yi nga xam ne doon nekk ci yeneen i anam donc loolu moo waral ñoom ñuy dikk tey. pour wax seen bëgg-bëgg ci li nga xamante ni yaakaar na ni kat bu ñu koy dugalee ci nopp autorité bi dina mën a dem ba yegg ci fi nga xamante ni foofu la war a yegg ba nga xamante ni bu ëllëgee danañ améliorer condition taalib yi ndax taalib yi c'est vrai ñi ngi fi xëy na ñoom ñi nga xam ne mooy seen jubluwaay mooy jàng alxuraan ñeneen aussi ñi ngi jublu ci yeneen i anam waaye nag ñu jàpp ni léegi ñoom ñëpp ay doomu réew mi lañu kon kenn ku ci nekk war nañu koo jàppee comme li nga xamante ni noonu la ñu war a téye doomu réew mi. Je voudrais tout d'abord convoiter de Dieu qu'il déverse toute sa miséricorde, sa baraka et sa paix en ce jour de Ramadan sur cette assistance. Je ne vais pas trop me prononcer par rapport à cette journée. Je voudrais tout d'abord révéler l'importance de l'éducation coranique dans le système éducatif du Sénégal en tant qu'enseignant. Tout à l'heure, Cheikh a dit qu'il n'y a pas de thème, mais moi, le thème que je propose, c'est l'éducation coranique dans le système éducatif, point d'interrogation. Je crois qu'on a l'habitude de croire que quelqu'un qui est éduqué, c'est quelqu'un qui a fréquenté l'école formelle. Alors que c'est tout à fait faux. Parce que nous ne sommes pas sans savoir qu'il y a 3 formes d'éducation. L'école est une éducation formelle. L'école coranique en est une autre. Mais la famille et la société aussi sont des formes d'éducation. Et je crois que si dans le système éducatif sénégalais, on veut un type d'homme qui s'insère harmonieusement dans la société et qui fait la fierté d'un Sénégalais, le prototype du Serigne de Dara ou l'enfant de Dara en est un. J'en veux pour preuve le récital de Coran qui a été organisé par Sénico, qui est un récital au niveau international, et qu'un Sénégalais est venu deuxième. 2 ans de cela, il y avait un Sénégalais qui était premier. Et aujourd'hui, cet enfant sénégalais fait la fierté de tout le Sénégal. Il est en train d'être reçu par les autorités religieuses, coutumières et administratives. Donc,
je crois qu'il est encore temps de méditer par rapport à l'école coranique et de donner à cette forme d'éducation son dû. Pourquoi? Parce que nous avons une perception très éphémère de l'enfant du Dara ou bien du talibé et autres là. Mais en fait, le type d'homme que le Sénégal veut, on l'a toujours eu à travers l'éducation coranique. Humilité. Souvent, boo jaaree ci daara da ngay doon koo xamante ni da ngay oyof doo rëy dina bëri loo jomb dina am ay valeurs yoo xamante ni ce sont des valeurs cardinales du Sénégal yooyu charrier. Donc je crois que ni bu ñu bëggee redresser waat société bi souvent dañ naan nañu xoolaat jigéen ñi waaye aussi nañu xoolaat njàngum daara yi suñu leen jàppale woon ni ñu jàppalee l'école formelle. Je crois que ni la société irait de l'avant. Donc loolu moo doon propos yi ma bëggoon a avancer maintenant di remercier wax fa dëgg yàlla monsieur le préfet parce que xam nañ ne emploi temps bi metti na trop mais vous êtes là pour la société à chaque fois suñu ñëwee di ngeen jox ñi ngeen xamante ni ñoom ñoo leen seet wàccuwaay bi ngi leen di war a jox di gërëm nag sëriñu daara yëpp mais particulièrement nos enfants là. Dafa am benn boroom xam-xam mu ni bu ma xoolee xale dafa am ñaar yu may inspiré la tendresse ak le respect ñu ni ko pourquoi la tendresse mu ni parce que vulnérabilité bi nekk ci moom ñu ni ko pourquoi par le respect mu ni ëllëg mooy dooni kilifa ndax lii may wax am na ay jamono préfet mii taxaw nit taxaw na xool ko di ñaan yàlla mu doon kilifay ëllëg tey jii mu doon ko donc bët boobu ñu la doon xoole ñun bët boobu la ñuy xoolee suñu doom yi di ñaan yàlla ñoom ëllëg yàlla nañ ñu sit yàlla nañ ñu gën. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu mbokk yi gannaaw buñ sant yàlla subhaanahu wa taala jublu si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di dollee gërëm yàlla bu baax ci li nga xam ne moo ñu tax a dajee ak li ñuy dajale ak li ñuy xamale li ñuy dajale lan la mooy gën a sokkali lépp loo xam ne warteef la boo xam ne lu war état la ci wàllu daara nga xam ne nasaxal na ko yëg nañ ne bu baax ne waajib la wareef la ci waxtu wu nekk lépp loo xam ne lu muy def ak école yi la lu war la pour mu dafa ko daara dafa mel ni daara yi ak école dafay mel ni ñaari seex yoo xam ne ñaari seex yu judd ndoor kenn ku ñu koy toppatoo ci lépp loo xam ne warteefam la lépp loo xam ne bëgg-bëgg la lu koy soxat la waaye kenn ki moom amul ndey amul baay amul benn kilifa goo xam ne ku koy taxawu la kon su fekkee nga xam ne loolu foofu la daara tax foofu lañ placé daara ba tey Kajoor Jànqeen àndante ak ñun muy guddi muy bëccëg waxtu wu ne ci taxawaay yoo xam taxawaay yu rafet la ki nga xam ne moom ngeen ñi booleet mooy Cheikh Sow macha allah waxtu wu ne ñu ngi koy sant di ko gërëm te buñ ko santee gërëm ko sant nañu mboolem ñoo xam ne ñoo àndante ak moom kon préfet ñu ngi lay sant bu baax ci sa teewaay xam ne lii ak woyof moo la ko jox waaye it dala xamal bu baax ne jamono bu ne waxtu wu ne mbooloo mën nañ lay seet ci waaye mbooloo mu réussi ni mbooloo mii yëg nañ ne moom du fi am moom du fi am lu dul mbooloo daara yi dajee tey lu néew tey ñi fi dajee da nga fa gis lu ëpp 200 personnes yoo xam ne kenn ku ne ab kaamilu alquran nekk na si boppam fu ko neex toog tari téere bi kon ñooñu tey gën a si la mën nañ ci yéegi ak yokk incha allah ne yàlla dana ko ci def ci barab bi kon wax ji gudd ak gàtt mooy ñi ngi sant bu baax ñi nga xam ne ñoom ne ànd te mooy waa Kajoor Jànqeen ci lépp luñ man bi nga xam ne xeetu feebar boobu am na feebar boobu lépp luñ ci man ci dépasse def nañ ko daara yi luñ ci man ci dimbalante daara yi def nañ ko buñ toogee 2 mois 3 mois yu ne ñu am lenn loo xam ne dañ ko jéem a séq ak daara yi ñeneen ñu dul ñoom nag buñ ne mbubboo nañ daara yi buñ ne ñi ngi doxlanteeg daara yi ñi ngi jëflanteeg daara yi dara nekku fi ñu ngi Kajoor Jànqeen daal lañ gis ne ñi ngi jàppalanteeg daara yi ñeneen ñuy jàppalante daara yi kara Sénégal ñaar ñii daal ñoo xam ne ñi ngi jàppalanteeg daara yi ñeneen ñu dul ñoom seen wartif ak daara yi manqué na lool bu fekkoon nga xam ne fii ñu toll waxtu wu ne jamono bu ne kenn ku ne xam ne ne ñaari doom yi nga xam ne moom ngay ànd di yendoog ñoom di fanaan ak ñoom tey bu kii feebaree samedi kii feebar lundi kenn ku ne xam nga fan ngay jaar ak moom ba mën a wér waaye du benn ndonga daara boo xam ne am nañ yitte yëg-yëg boo xam ne yëg-yëgu bàyyi ko ci état la
boo xam ne tey dañ ko def ak waa daara ngir jàppalante ñoom si seen wàllu wér-gu-yaram ci bu ñu feebar bu seen i ndongo tawatee ñu mën a am foo xam ne fa la ñu fajoo te loolu bu fekkee tey Kajoor Jànqeen su dee ni ñu ngi ciy jéem dara ñi leen ci war a jàppale te jàppale bu mu nekk jàppale bu yaatu jàppale bu wér mooy état war ci mën a def seen itte def si seen wareef ci place yi bu ñu demee bañ ne sëriñ daara yu bëri amuñu dëkkuwaay lu leen ko teg dara waralu ko lu ndongo loo xam ne ay ndongo yoo xam ne lu ma téeméeri ndongo nga téye leen yaa leen di bàyyi xel ku leen di jàngaleel yaa leen bàyyi xel yow mi leen di jàngal ak ñeneen ñi lay jàppale si jàngale bi bàyyante xel sàmmanteeg ñoom seen nekkuwaay ak loolu lépp bàyyi xel fu ñu dëkkee loolu du yomb pour mu mën a nekk kon loolu lépp lu état war a dugal loxoom la mën a bàyyante xel dëkkuwaayu sëriñ daara yi mën a bàyyante xel seen wér-gu-yaram mais mën a bàyyante xel lépp loo xam ne seen waxteef la buñ ne école ubbi na ab diir da nga yëg ne fenn fu ne danañ woote ne def nañ lii def nañ lii man damay wax toujours benn raison boo xam ne damay wax ne jot doy na sëkk ñu jox leen exemple mooy lu mel ni région Louga dana fay yëg yu bari yoo xam ne wax dëgg yàlla dana fay am mooy période boo xam ne bu ñu école ubbi na leen yu bari yoo xam ne danañ ko teg ci loxol sëriñ daara yi danañ tollu période boo xam ne danañ jàppalante sëriñ daara yi ba seen wàllu kayitu juddu ndongo daara yi nga xam ne ndongo daara yu bari bokk leen ci daara alquran waaye jog na dañ bëgg a def jàng école waaye amaat beneen problème ci wàllu kayit yoo xam ne danañ ko jàngee coono bu rëy li ñuy def dañ dem ba xale bi war a def fi mu war a def entrée en sixième xale bi du mën a am benn kayit lu mel noonu xale boobu nga xam ne dénk nañ la kere bañ la ko dénk parce que kere gi nga gis wuy juróom boo demee ba am yitteyim daf ci moom alquranul karim loola day na lu réew mi waroon a sagoo waaye déedéet waaye luy réew mi war a sagoo loola noonu lañ lay bàyyi ca loola nekk xale ba bari na nga ko jéem a dugal école àndanteeg moom ci école ba xale bi war def entrée en sixième te dara ci lu ay ci wàllu kayitam sa yoon nekku sa yoon du sa ne loolu wax dëgg yàlla état buñ ne mi ngi taxawanteeg daara taxawaay ba des na taxawaay bi des na du xale yi nga xam ne xale yi réer ñi nga xam ne ñu ngi leen di jël di leen placé amul benn groupement boo xam ne taxaw na ci dëkk bi wala taxaw na ci département bi ci ne ñi ngi taxaw pour accueillir xale yooyu accueillir googu accueillir ko si ndigalu sëriñ daara yi déedéet xale bu ñu mën a xale bu réer bu ne sëriñ ñun sëriñ daara yi yàlla defal nañu ndimbalu toll ni àndoo nañ bennoo nañu kenn koo ci ne koo ci waxat xooluñu ngir tariixa xooluñu ngir lenn kenn ku nekk yëg nga ne jàngalekat alquran la kon dafa war a àndanteeg jàngalekat alquran yi يا رب صل وسلم وبارك على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم من جسمه معطر مطهر منور من اسمه مرفوع موضوع مكتوب على اللوح والقلم بدر الدجى ونور الهدى ومصباح الظلم يا أيها المشتاقون للنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم يا مرحبا بمن وصل على الرؤوس في المقل قلوبنا هي المحل وهي الفسيح المقعد أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة في الجنة ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المؤمنون إن القرآن الكريم يهدي أتباعه للحق ويأتي شفيعا لأصحابه لقوله نبينا صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه واتباع منهجه وسلوك طريقه سبب للسعادة في الدنيا والآخرة والمسلم يرتقي بالقرآن منازل الجنان فمنزلته في الجنة بقدر ما قرأ ورتل في الدنيا من القرآن الكريم لقوله نبينا صلى الله عليه وسلم اقرأ وارتقي فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها أيها الأولياء القرآن هو الحل الدنيا وأخرى ومن أراد السعادة في الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن
ومن أراد أن يجمع بين الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن، وأهل القرآن هم أهل الله، لقوله نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أوصيكم وأوصي نفسي بالتمسك بالقرآن، لأن القرآن هو دستورنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وسنته. إذن اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet du département de Thiès, Messieurs, Mesdames, les chefs de service département, chers membres du comité départemental de la protection de l'enfant de Thiès, Mesdames et Messieurs, chers camarades, bonjour. Permettez-moi au nom de tous les Ndongo Dara et Serigne Dara de vous transmettre nos salutations les plus chaleureuses et les plus respectueuses. Recevez également nos remerciements les plus sincères de nous avoir accordé un peu de votre temps pour nous prêter une oreille attentive en cette journée du talibé, célébrée chaque année au niveau national. Cette journée a pour objectif de sensibiliser l'opinion publique sur la cause des enfants talibés et interpeller les pouvoirs publics et partenaires privés sur la situation désastreuse dans laquelle ils vivent. Je m'en vais vous tenir un plaidoyer en faveur des conditions des Dara. Étant avant tout des citoyens sénégalais, nous réclamons les mêmes droits que nos confrères ayant choisi l'école française. L'enseignement général, nous précisons que notre combat n'est pas une remise en cause des différences de système éducatif, mais l'exclusion et le manque de considération dont nous sommes victimes souvent au sein de notre communauté. Allant du milieu d'apprentissage aux conditions d'études, sans oublier notre avenir, c'est-à-dire notre inspiration socio-professionnelle et économique. Les Dara sont souvent laissés à leur sort et rencontrent d'énormes difficultés. Quant à leur développement fonctionnement, nous rappelons que nous sommes des fils de l'État du Sénégal et faisons partie intégrante de la société. Les Dara participent activement au développement de la société imbue de valeurs islamiques et traditionnelles. C'est ainsi que nous demandons une meilleure considération, une meilleure prise en charge et un accompagnement des Dara suivi d'une formation professionnelle nous permettant à l'avenir de participer à la vie socio-économique de notre cher pays, le Sénégal. Nous demandons une législation pour accompagner nos Serigne Dara qui se sont organisés à la base avec une fédération regroupant les écoles coraniques du Sénégal, dont Oustaz Ahmed Damloum en est le président départemental. Cette fédération est organisée et régie par des règles et des partages de tout acte malsain, de toute nature attribuée en général aux Dara et qui compromet la protection de l'enfant en les privant de leurs droits. Nous réclamons nos droits pour une meilleure prise en charge au même titre que nos confrères. Nous demandons des subventions du personnel qualifié et des conditions d'apprentissage adéquates afin de mieux cerner les objectifs, à savoir répondre aux exigences actuelles d'une éducation islamique et qualité. Introduire le trilinguisme, le français, anglais et l'arabe à partir de la base avec un suivi et une assistance particulière. C'est ainsi que nous lançons notre appel et notre cri de cœur. Monsieur le Préfet, pour l'éradication de ces maux qui gangrènent notre société,
et qui ne cessent de notre l'image et la récapitulation des Dara qui ont toujours formé des citoyens dignes de leur nom. Ainsi, Monsieur le Préfet, soyez notre interprète pour porter ce message au plus haut niveau de la hiérarchie. Nous ne saurons terminer sans vous témoigner le soutien des services ici présents de nos partenaires, comme la Fédération Kadior Djanken, entre autres, qui ne cessent de nous accompagner pour notre mieux-être. Merci de votre aimable attention. Mr. the Governor of the Thiès region, Mr. the Prefect of the Department of Thiès, dear officials, dear members of the Kadior Djanken Federation, dear Serigne Dara, ladies and gentlemen, dear comrades, good morning. Allow me on behalf of the Ndongo Dara to receive our most sincere greetings and our strongest consideration. I'm going to make you a plea in favor of the Dara conditions. Being above all Senegalese citizens, we claim the same rights as our colleagues who choose the French school. We specify that our fight is not a question of the differences in education system, but the exclusion of which we are often victims in our society. Ranking are often victims in our society from the learning and environment to the conditions of study, not to mention the purpose. Work opportunities. The Dara oft left to their own exist encounter enormous difficulties in their development and operation. We remind the state of Senegal that we are its sons and are an integral part of the society. The Daras actively participate in the development of society imbued with Islamic and cultural values, so we ask for the accompaniment and support of the Daras for training from Taliban, but also the accompaniment of the Association of Dara Sering, of which Ustaz Ahmad Damloum are the presidents. We separate the own way as education. This is how we launch our appeal and our cry of hurt, Mr. the Governor, for the eradication of these evils that plague our society. Thank you for more attention, and may God bless us to see the light. ñu ngi nuyu ñëpp di si jiital xale yi di nuyu chef de service yi di nuyu waa Kadior Djanken di nuyu aussi sëriñ daara yi fi teew yëpp yu leen di ziyaara di leen ñaan ñu defal askan wi ay ñaan ci weeru koor bi nga xam ni ci la ñu nekk. Donc may wax ni mbégte la ñu am rek ci recevoir xale yi recevoir en même temps Kadior Djanken muy partenaire bu essentiel boo xam ni moo nekk ak CDPE bi si question bi nga xam ni mooy question prise en charge xale yi ak taalibe yi. Donc li ma wax rek mooy liñ fi gis nii dafa dal xel te buñ ko gisee duñu bett ndax li ñu gis taalibe yi ou bien daara yi di ko former fii ci réew mi. Donc di wax rek ni condition xale yi ñun daf ñu soxal au sein du département ci département bi condition xale yi daf ñu soxal. Donc ñi ngi xar suñu tànk tubéy di def suñu kéemtalaay kàttan ci CDPE bi nga xam ne dañ ko bokk ak sëriñ daara yi bokk ak chef de service yi mais aussi bokk ak collectivités territoriales yi ngir jafe-jafe yi nga xam ne xale yi ñu koy dund ñu mën ko saafara. ci loolu laa naan dégg naa bu baax mémorandum bi léegi bi ñu koy lire ñu ciy wax mbiru inscription à l'état civil loolu di wax rek ni am nañ ci ay mbébét te incha allah bu ñu amalee waxtaan yi dinañ ci gën a taxaw ngir may même chance yi xale yi nekk ci daara yi même chance yi nga xam ne xale yi nekk ci école française bi am nañ ko ñoom aussi ñu mën ko am. Donc dégg nañu aussi li ñu wax ci programme scolaire bi ngir ñu dugalal leen français bi ak anglais bi ak yeneen yu ñuy soxla di wax rek ni ci côté boobu état du Sénégal mi ngi def ay efforts depuis quelques années ndax dafa taxawal projet bu ñuy wax programme de modernisation des daara bi nga xam ni muy joxe budget école française noonu lay joxe budget école coranique ba am na mbébétu di leen tabaxal ay bloc administratif am na mbébét di moderniser programme maanaam seen njàngin ak seen nekkin ci biir daara yi ngir xale yi fa nekk am formation bu mucc ayib mais aussi bu ñu génnee
mën a am même chance yi ci secteur emploi bi que yeneen xale yi nga xam ne ñi ngi génnee ci yeneen école donc ñii dalal seen xel rek ni lañ ñu jottali fii dinañu am mbégte bu rëy jàllale ko ci autorité yi nga xam ni ñoo ko yelloo ngir seen i jafe-jafe mën a saafara